na ci Bayla Wane li mu xamle mu di nag moom Ousmane Sonko jëfewul li nga xam ne moom moo di ndigal ma dakkal ko fii. vraiment désolé cher mais voilà waxtu wi moom moo ñu voilà mi ngi noonu Babacar mi ngi nuyoonte ak ganam di professeur Abdou Niang nekk président société sénégalaise de néphrologie ak dialyse ak transplantation ci deuxième partie bi dinañ dalal Abdoulaye Cissé jàngat bi ci UMS ak système judiciaire bi suñu gan tamit maître Ousmane Seye lay doon avocat à la cour donc on se dit à tout à l'heure 8h incha allah ñu dellu si waat ñu dem RFM. Babacar ñu ngi gërëm yow ak Georges ak waa RFM yëpp ci invitation bi ngeen ñu defal ñoo ngi nuyu askanu réew mi fii ci Sénégal ak bitim réew et di leen féliciter aussi ci seen émission bi nga xam si RFM matin ma nekk ci aussi un fidèle auditeur li nga ma laaj nag Babacar bu ñu ko bëggee tekki ci wolof dañu koy wax feebaru roño alors sénégalais yu bari nag souvent aussi sax boo nee roño yenn saa yi dana am ci ñoom difficulté parce que nit ñi souvent dañuy jàpp seen ndigg rek ni sama roño day metti waaye li ñu war a xam foofu mooy dafa am ñaari cër yu ndaw yoo xam ni si 150 grammes téeméer ak juróom fukki grammes lay peser maanaam lu tuuti la mais ñaar lañ ci am ñoom nag dañoo séq suñu ndunk-ndunk gi mooy colonne vertébrale bi mais di liggéey ci yaram bi lu am maanaa moom mooy segg deret di ko def saw ñun nag li ñuy gis mooy bu ñuy tuur ndox ñaari litres yi ñu gis mais li ñu umpale moom mooy booba fekk na roño yi segg na ñaar téeméeri litre deret ñun loola lañ ci génnee mu ànd ak mbalit mi nekk ci yaram bi yëpp ñu koy wax léegi nag leneen li ci am maanaa li muy liggéey aussi te nit ñi xamuñu ko moom mooy roño yooyu moo tax suñu tension di normal bon dinañ ci dellu si ci feebaru tension moo tax aussi suñu yaram lépp li nekk ci biir du ëpp wala du néew parce que moom moo koy réguler donc loolu la ñuy wax aussi la régulation du milieu intérieur alors roño boobu nag lu am maanaa la ci yaram donc dañ koy comparer sax ak moteur ci oto mooy maanaam vraiment buy dox moom kenn ko xam mais bu taxawee rek nit ki commencé am ay jafe-jafe. est-ce que xayma tey jii ñaata nit ñoo am feebaru roño ci Sénégal. alors Babacar gis nga bariwaayu feebaru roño weesu na Sénégal société internationale de néphrologie xayma ni ci àdduna bi lu jege 1 milliard nit am nañu feebar bi exactement 850 millions de personnes mais li ci gën a doy waar moom mooy feebar bi dafa nekk saay-saay bii yoon maanaam ci ñi ko am yëpp xayma nañ ni genn wàll gi wala lu ko ëpp tuuti dinañ ko am te duñu ko yëg donc gis-gis ba du yomb. léegi nag bu ñu yegsee Sénégal ci 17 millions de personnes yu ñu fi am ñi ngi xayma ni lu jege million nit yore nañ ko. ñu ngi ko xayma ci 750 millions. loolu bëri na de. mais oui 750 mais bari na 750 000 personnes mais li ci gën a doy waar Babacar moom mooy li ëpp xaaj bi ñoom am nañu ko te xamuñu ni am nañ ko. moo tax tubaab bi di ko woowee le tueur silencieux américain yi the silent killer lañ koy wax donc loolu nag feebar boobu dafa laaj ñu yee askan wi ba nga xam ni si. nit ki may bàyyi Georges. voilà dootu boo ko amee te xamoo ko lan mooy mandarga yi feeñ ci sa yaram nga mën a njortu ni loola. mais Babacar dañ ni c'est une maladie totalement asymptomatique loolu mooy maanaam amul benn firnde mais xam nga loolu lu doy waar la. yow xoolal ki nekk sa gannaaw di ñëw yore paaka nar la ko jam te yow gisoo ko donc kooku kuy xaar am lu génn ci sa yaram pour nga dem seeti ko boo yegsee kër docteur rek ñun la waaye sëñ bi foo nekkoon feebar bi sori na ci yow donc loolu nag la ñu war a yee askan bi ba nga xam si dootu leen dal. ñu yee askan wi waaye itam lan moo war a doon taxawaayu nguur gi ndax nemeeku nañ ni am na ay programme yu bëri yi nga xamante ne am tënk nañ ko ci yenn feebar yi paludisme ak lu ni mel ak tuberculose mais on a l'impression que feebaru roño fulaaluñ ko ci wàllu programme yooyu. waaw c'est-à-dire que feebaru roño mënuñu sax ni wax ni fulaalaguñ ko waaye nag xëy na gëdd biñ ko war a jox des na parce que tey jii bañ nañ ko ba société internationale dafa ànd ak OMS. pour alerter gouvernement yi ni leen attention xeex ngeen ak tuberculose de xeex ngeen ak paludisme ak sida mais nag bu ñu demee ba ci kanam ak léegi commencé na liy faagaagal seen askan dootu nekk les maladies infectieuses mais ce sont les maladies chroniques non transmissibles mais qui ont la particularité ñoom li leen di kii mooy dañoo seer ci seenum paj loolu nag bu ngeen amul ay stratégie amuleen ni programme bu ngeen demee dinañ leen faagaagal ba dootu leen ci mën dara ba pare dana yàq seen économie ndax ni mu yàqee seen économie mooy day laal
partie bi gën a ndawee ci réew mi gis nañ ni fi mu ne feebar roño Sénégal moyenne d'âge bi ñeent fukki at la mais ñeent fukki at fi la jàmbaar ji commencé di am njariñ askan bi donc bu boobaa buñ ci mënul dara wala teeluñu koo faagaagal danañ koo def. plus clairement dañ fay war a tegandi ab programme. waaw ñun de loolu suñu travaux yi nu mës a def yëpp ak ministère de la santé ak partenaires techniques yi dafa bokk ci recommandation yi donc mi ngi ci biir te yaakaar naa ni aussi autorités yi comprendre nañ enjeu yi te dinañ ko jël en considération. léegi lan la nit war a mën a def mu tay ko mu tayu ko. ba jàngoro ji dal ko la ñan ñoo ci gën a lott ñan la gën a gaaw a dal. waaw Babacar kooku laaj bu am maanaa la parce que xam nga feebar bu demee ni ma la waxee pour nga gis ko ci nit lenn moo doon possibilité soit ñu dem jël sénégalais yëpp ku ci nekk ñu càmbar parce que am nañu nag ay jumtukaay yoo xam si bu ñu la càmbaree dinañ teel a gis feebar bi parce que feebar bi kenn ko teel a gisee ci deret ci saw lañ koy gisee parce que dafa am donj wu nekk ci saw bi bu ñuy wax protéine moom la ñuy càmbar léegi dem nañu bëgg am lu ñuy wax microalbumine mooy boo encore dañ koy gën a teel a gis booba bu ñu ko càmbaree dinañ xam ni kii am na ko waaw mais loolu Babacar bu ñu ko bëggoon def ci 17 millions de Sénégalais yëpp day cher ñu ni bon nañu xool ñi nga xam ni si ñoom ñoo les personnes à risque ñu gis ni nag ñooñu fii ci Sénégal ñi fi ëpp lu muy dal mooy ñi amee feebaru tension mais Babacar loolu bu ñu ko waxee te ñu gis ni ci suñuy jàngat STEP OMS wax na ko nee na ñeenti Sénégalais yoo jël kenn ki am na tension mais jàngat yi ñu jàngat ci biir sax gis nañ ni. tension bu yéeg mbaa bu tension bu yéeg waaw parce que ñun bu ñu nee hypertension mooy tension bu yéeg parce que boobu mooy feebar bi léegi ñu gis ni ñeent ñoo jël kenn ki am na ko te nit ñi def ay études de terrain gis nañu yenn saay sax ëpp na loolu dem na ba ñaari Sénégalais yoo gis benn bi am na ko waaw mais te ñooñu ñoom ñooy yàqi seeni roño donc foofu il faut que ñu am fa stratégie beneen bi mooy diabète léegi gis ngeen nee nañ sénégalais boo jëlee fukki sénégalais kenn ki am na ko donc ñooña faj ba il faut que mu jaar yoon ñu teel a gis feebar ba sinon dana yàq seeni roño les infections yi nag léegi dafa bari bu njëkk dañu woon bactéries yi ak parasites yi mooy ay paludisme ak yooyu rek mais gis nañ ni léegi virus yi dañ ci dugg par exemple ci Covid bii ñu génn bari na sénégalais yoo xam si dañoo jël Covid daal di jàpp feebaru roño ñenn ñi ba ñu wéree yëf ya dañ na mais ñenn ñi ba ñu wéree yëf ya continué na fa bu ko defee dañuy daal di nekk un patient souffrant de maladie rénale chronique mais Babacar bi ci gën a doy waar aussi ñu war ci insister moom mooy li ñu naan les produits toxiques traditionnels ñun dañu gis fii ci Sénégal am na fi ay jumtukaay yoo xam ni si ay reen lañ koy tuddee ak ay seeñeeñ mais ñu gis ni sunu malade yi nga xam si am nañu feebar roño daanaka buñ ko jëlee rek lépp day daal di yàqu ñu daal di soxla dialyse mais ñu gis tamit am na ñoo xam sax yenn saa yi du ñu am dara mais dañu koy jël mu jox leen doye di roño donc kooku dafa bokk ci facteur yi nga xam si ñu ngi exposé suñu population fii ci Sénégal. ñii toxoog ñii naan bokk nañ ci am. waaw Babacar loolu am na ci maanaam aussi parce que gis nañ ni alcool ak tabagisme chronique bokk na ci ces facteurs là yu ñuy wax ni. bien sûr am na d'autres. Professeur nee nga 750 000. Environ. jot nañ ci am nañ insuffisance rénale. est-ce que ratio bi. par rapport à ñi koy faj. mot na wala motul ndax am na ay jamono ñëwoon nga fi neewoon nga fi. ñeenti spécialistes rek ñoo fi ne. ci réew mi waaw Georges damay rectifier tuuti ci 750 000 yooyu ñun mooy li ñuy wax maladie rénale chronique mooy ñëpp ñu commencé am mandargay roño. mais xam nañ ni ñooñu li ci ëpp bu ñu deful dara dañuy mujj ci doye di roño. alors buñ ko teelee gis mën nañ ko fajam. waaw loolu moo am maana c'est-à-dire que buñ ko teelee gis mën nañ leen a faj ba seen feebaru roño du yàqu mukk ba ñuy soxla dialyse te dinaañ ci dellu si parce que gis nañ ni dialyse bi fukki millions la ci Sénégalais di dépenser chaque année pour dund benn at mais bu boobaa bon bu ñu amee ay stratégie dinañ fexe ba ñooñu du ñu yegg dialyse ba di ñu coûter alal ju bari jooju mais li nga wax ni léegi Georges dafa am maana effectivement. peut-être booba am nañu 10 ans 15 ans ñetti néphrologue rek la ñu woon fii ci Sénégal donc dañuy jël occasion pour rendre hommage au pionnier qui est le professeur Boucar Diouf mais booba effectivement professeur Boucar Diouf ak man ak professeur El Hadj Farika ñoo sanc fii une école
de néphrologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis booba on a formé 142 néphrologues de 20 pays d'Afrique francophone mais ci masse critique boobu 30 sénégalais lañ ci formé mais on a formé 2 fois plus de marocains que de sénégalais loolu aussi c'est important ñu xam ko alors loolu li muy wax moom mooy depuis boobu parce que moment boobu aussi ñoo ngi woon ci 2 centres de dialyse rek il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des efforts conséquents qui ont été faits ba nga xam si fii ma lay wax ak tey am nañu ñaar fukk ak juróom benn centre de dialyse yoo xam si ñi ngi ci réew mi et leneen li ci am maanaa aussi dañu tas ci biir réew mi mais doyul ñàkk a doy bi moom mooy aujourd'hui ba léegi yéen a ngi koy dégg sénégalais yi ñi ngi jàmbat ñàkk a jot ci dialyse ñii ñi ngi ci problème mu liste d'attente ak yooyu loolu moom mooy bu sa population di màgg feebar yi di màgg ben bëgg-bëgg yu mel noonu di kii donc dafay laaj stratégie boo xam si dafay nekk une stratégie globale. lu ñu war a def ba moytu ko. ci sunuy comportement. da ngay dégg léeg-léeg wala fi naan del naan ndox. bés bi yëpp foo marak ñàkk a mar. del naan et cetera loolu lu wër la am déet. waaw Babacar problème mu prévention bi. gis nga tey ji politique boobu ñuy wax stratégie boobu société internationale dafa recommander ni ñun ñi nga xam si dañu nekk ci réew yu néew doole yi te xëy na dana jafe pour ñu matal ko parce que boo xoolee ci àdduna bi 3 millions nit lañ fiy dialyser mais 90% yëpp maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ñi ngi dëkk ci réew ñi am alal donc fukk yoo jël kenn ki rek moo ci nekk ci réewu baadoolo ba presque lu mat juróomi millions yoo xam si tey waroon nañoo mën a jot ci machine bi jotuñu ci ñu ci bari dañuy faatu ñu ni bon loolu buñ ko bëggee def nan lañ ciy génn ñu ni prévention mooy li Babacar di wax nii fagaru moo gën faju mais fagaru boobu aussi société sénégalaise de néphrologie def ci liggéey lu bari depuis plus de 10 ans boo gisee ñu organiser depuis plus de 10 ans organiser journée mondiale du rein fii ci Sénégal pour loolu la woon maanaam ñu dem ci gox-goxaat yi waxtaan ak sunu waa dëkk yi ni leen yéen kat feebar bu bon bi bu ngeen defee lii yàlla mën na leen ci musal. alors mesure yooyu nag daf ci bokk bi ngay wax ni maa ngi fàtte benn journée mondiale du rein dama ñëw toog fii teg fi benn kaasu ndox keroog ñoom Georges ak ñoom ñëpp ku ne naan nga ndox. et message bi ma fi joxe woon aussi moo des ba léegi dañ ni il faut chaque jour nit ki naan lu mat litre wala litre genn wàllu ndox te boo jógee le matin loolu dafa bokk ci mesures yi gën donc nga boole ko ci say habitude am na ñoo xam si yenn saa yi dañuy lancé wu ci seen liggéey bay fàtte ndox ñu ni la bon del teg kaasu ndox wala buteelu ndox foofu mais yamul ci loolu rek fii dañu gis ni li gën a faagaagal askan wi mooy sunu jëfandikoo xorom. xam nga sunu réew yi xayma nañ ni sénégalais bés bu nekk dana lekk lu mat 100 grammes sel mooy xorom. doy na waar. dafa ëpp dafa jéggi dayo te tubaab yi boo demee ci seen réew yi bés bi ñoom 10 grammes de sel la ñuy jëfandikoo donc gis nga différence bi loolu dina feeñ ci feebar yi ba pare non seulement ñun li ñuy lekk ci ci xorom dafa bari mais dañuy dolli alors problème boobu foo ko waxee. mooy saf-safal yi mais non seulement li ñuy tibb def ci dafa bari mais bu ñu fa jógee dañuy fab ay saf-safal di ci yokk te saf-safal yooyu la ca ëpp xorom la donc foofu aussi dafa bokk ci yi nga xam si dañ ci war a éduquer yar ci askan wi ba nga xam ne si dinañ wàññi. am na ñu wax itam ne xas yeeg reen yi ñuy xooj di naan mën naa yàq sunuy roño loo ko xent dina desi nëxit yoo xam ni. bu duggee sa yaram day tak ci roño yi ba liggéey bi roño yi waroon def du ko def. waaw loolu Babacar dama lay dëggal loolu parce que dama ko wax noonu sànq ci sama introduction ni la xam nga problème mu reen yi ak senjeen yi xëy na sax am na lu ñuy faj mën nañoo faj mais ci médecine dañuy wax benn règle bu ci am mooy primum non nocere médecine garab li mu war a njëkk a def mooy warta gaañ yéen bu ngeen xoolee ci ci information yenn saa yi da ngeen dégg garab gu xarañ goo xam si tubaab yi dépensé nañ ci ay milliards génn ba commencé faj mais ñu jékki-jékki gis ni dafa faagaagal ñetti nit ñu daal di nangoo ñàkk loolu yëpp génne ko donc ñun fii sunu reen yeeg senjeen yi xëy na ñoom danañ xam sax la mu indi ci lu baax mais lu bon la ñu xamul
donc xëy na loolu aussi médecine bi war na ci càmbar tuuti ñu jéem ko liggéey mais en attendant. xëy na loolu aussi ci prévention la bokk. merci beaucoup parce que di naan reen mbaa xas te xamoo dosage bi xamoo la nga ca war a naan nu mu war a toll waaye xelu sa kaas ba mu fees rek ne ko tuy naan tax mënoon na xëy na diggu kaas nga waroon naan wala tuuti nga waroon naan nga naan kaasub lëmm yooyu yëpp nan lañ mën def ba yee ci nit ñi. waaw loolu moom mooy vraiment problème aujourd'hui médecine boobu ñuy wax médecine traditionnelle waaye nag Babacar loolu aussi dinaa leen ci xos yi yéen tuuti am ngeen ci responsabilité bu rëy parce que nag léegi médecine dañu ni publicité bokku ci. loolu mooy première règle bu ñu def ñëpp xam ko mais boo xoolee ci seen gaañ yi ci wàllu télévision yi rajo yi wax dëgg yàlla suba ba ngoon maa man ji rekk a ci nekk te loolu aussi boo ko defee man ma gis ko daal ni waa ji moo fi man daal di fay jël benn affaire mu gaañ ma wax dëgg yàlla yow mi ko def am nga ci responsabilité. réew mi fu mu toll ci transplantation ndax bi ñu wotee loi bi ba léegi lee mu yàgg te benn transplant benn greffe effectué guñ ko. waaw. ak lan mooy gàllankoor yi. Georges kooku laaj bu am maanaa la d'ailleurs boo gisee ñun ci société sénégalaise de néphrologie boo gisee bi ñu soppee sunu tur dañ ci jëlaale cet aspect là moo tax léegi ñu tudd société néphrologie de dialyse et de transplantation mais Georges dialyse dafa nekk un processus et un programme. man de je suis convaincu que am na lu ma gis ailleurs bu fekkoonte ni loolu rek la ñu bëggoon def Sénégal xëy na du ñu am jafe def ko mooy maanaam indi des partenaires dem dugg ci benn hôpital def fa greffe ñu ni def nañ première greffe après ñu feete ko dem suñu yoon mais problème bi moom mooy Sénégal dafa travailler dans un processus bi mu bëgg a travailler moom mooy def noo xam ni si noonu la ñuy def ba danañ am infrastructure yu doy am garab yu doy ba nga xam ni si ñëpp mën nañ cee jot accessibilité financière dafa am maanaa ci greffe. am na leen loo xam ne tam comme waxtu bi jeex na. waaw xëy na ñu teel cee jóg yee ci nit ñi mooy maye roño. il faut que tam nit ñi commencé ko intégrer ku ko soxla nga may ko ndax nee ngeen. ñaari roño la nit ku nekk am. waaye mën naa maye benn bi te du ko wàññi dara. waaw loolu Georges ci Babacar ci suñu liggéey la bokk parce que ñun dañu war a dem ci askan wi ñëw ci rajo yi. yombul nag foog ñu dugg ci bopp nit ñi. waaw pour wax leen loolu. parce que loolu lu mën a nekk la. te ñi ngi koy def yeneen réew yi. mais fi mu ne daal bëgg nañu fexe ba nguur gi seddal ko sedd ba. ñëpp mën cee jot bu ko defee bés bu ñu ko commencé dootu fi arrêté. ba pare sénégalais bu ne dina ci mën a jot. donc loolu aussi ci la nguur gi di liggéey actuellement. jërëjëf professeur Abdoul Niang yaa jiite mbootaay gi nga xam ni docteur yi faj roño ñoo ko seq ci Sénégal jërëjëf Georges jërëjëf soxna Naata ak ña mu toogal ca TFM ñu yendoog jàmm.